léegi nga baal ma ñu résumer chapitre mandat bi s'il vous plaît baal ma ñu résumer c'est important léegi baal ma ñu résumer chapitre mandat bi daal di mën a dugg ci leneen parce que c'est important ñu résumer ko pour ñi ñuy déglu xam lan moo ci sa xalaat ci mandat bi bu ma la déggee ci li nga wax da nga bëgg a wax ni kon mandat juróom-ñaari at yi nga xam ne njëkk na ko def de 2012 à 2019 kon bokkul ci mandat yi bu ñu sukkandikoo ci constitution bi. parce que loi bi biñ koy voté parce que bi ñuy voté loi constitutionnelle pour la limitation des mandats à 2 et de leur durée à 5 ans chaque mandat boobu mu ngi ci mandat 7 ans. D'accord. Or li ñu def ci mandat 7 ans mënut a rétroagir. mënut a gestu ca ginnaaw. pour commencer ca loo xam ne booba loi bi taxawagul loi bu taxawee. ñu ngi koy comptabiliser à partir de fi ñu ko wote jëm ca kanam wante du deltu ginnaaw or bu jëmee ci kanam mandat bii mu commencé de 5 ans ci boobu mandat la compte bi di commencer. d'accord léegi monsieur le ministre kon nga tegaat ci ne mandat bii mu nekk nii ñu fal ko en 2019 mooy premier mandat am loolu nga wax. bu ñu mooy sukkandikoo ci premier mandat par rapport ak limitation des mandats constitutionnellement. d'accord parce que la loi a été votée pendant. léegi kon en résumé pour ñu comprendre bu ba leer mooy bu 2024 président day dugg ci deuxième mandat. dafay dugg normalement ci période bu dee soxla na deuxième mandat dara terewu ko constitutionnellement dara terewu ko mu nekk candidat. Constitutionnellement. D'accord. Voilà mais nag loolu dama la ne. loolu eggaguñ fa man li ma intéressé en tant qu'homme politique accompagnant le président Macky Sall et ayant quand même des responsabilités étatiques à ses côtés ministre d'État. li ma soxal tey. mooy deuxième mandat bi ko Sénégalais yi jox liggéey pour Sénégalais yi am quand même satisfaction ci niñ ko amee ci premier mandat 7 ans. d'accord jërëjëf monsieur le ministre loolu leer na c'était important ñu aborder li nga xam ni moom mooy. nag defe naa pour wax ci moom mën nañu fee fanaan parce qu'elle avait tellement de qualité que demam bi ñëpp la bett voilà ñun nag bàyyiwuñu ba mu dem ñu doog a xam ay qualité am c'est une personne boo xamante ni elle nous a marqué ci dundam. À travers jikko yu mu yoroon ci diine jikko yu mu yoroon ci liggéey bi elle était tellement professionnelle et man sama boss la woon moom Marianne donc tey dama boole tristesse ndax bu doon sama sago mu fekkee lii mais kontaan ci le fait que ngeen ñëw pour ñu def témoignage ci moom. alors bi ma yëgee nouvelle bi c'était comme genre heure yi veille bi déjà ñoo nekkoon. Parce que une semaine avant dafa tombé woon ak sama anniversaire donc presque tous les jours dañ doon liggéey ba pare suñu wàccee sama kër la ñuy dem bu ñu añee parce qu'elle disait que mooy sama jabar voilà donc da doon wujjee ak sama jabar man mu may woowee Alaaji moom Adja et à chaque fois dañ doon dund comme si man maay jëkkëram moom mooy sama jabar. donc veille bi on s'est parlé wax nañu ba presque ay 21h ci guddi donc imaginez nga wax ak nit ba ay 21h et puis dañu am benn groupe WhatsApp ci pour waa Yeewu Leen dañu am benn groupe WhatsApp bi ñu waxee wax na ci groupe bi aussi ci guddi gi donc le lendemain on se réveille très tôt pendant que ñuy def Yeewu Leen ñu ne ñu suñu benn collègue bu feebaroon dafa décédé. donc instant bi ñu annoncé décès suñu collègue boobu noonu ba émission bi jeex ñu annoncé ko tout et tout ça ak beaucoup de tristesse dañu génn rek ay 11h et quelques ñu woo ñu ne ñu Marianne aussi génn na àddina donc sur le coup kër gi mel ni tremblement de terre moo fi am bureau yi partout c'est-à-dire Futurs Médias foo dugg keroog ñëpp di yooxoondoo góor jigéen mag ndaw te d'habitude bu yenn yi amee peut-être góor ñu ñooy ëpp maîtrise. mais ci décès Marianne bi li am fii ci kër gi keroog man mosuma koo gis c'est-à-dire du directeur à agent ñëpp di yooxoondoo parce que ñëpp la bett veille bi liggéey si na elle se portait bien amoon joie de vivre dund ak ñëpp nekk ak ñëpp ak ni mu yiwee woon sell terewu ko woon di dox jamonoom quoi donc koo waxal ba 21h ñu xëy matin bi ne la génn na àddina loolu defe naa mbetteel mënta weesu loolu ci Marianne nitu diine la woon. c'est-à-dire man damaa bëgg ay wérd
donc sama discussion yu bëri ak moom ay wérd la woon bu ñu añee ba julli tàkkusaan ba pare ba noonu mu toogee ak muuraay bi téye course bi on discutait on parlait de wérd bi baax na wérd bi mën na def lii wérd bi mën na fànk lii donc qualité yi ma gën a neex ci Mariane mi dem mooy nitu diine bi mu nekkoon am taalibe fonkoon wasilaam fonkoon wérdu Tidiane. Mariane pouvait prendre ay heures ci wérd man daaw ma bokk ak ñoom di liggéey ci oto bi mais dégg naa bu nekkee ci oto bi fajar gi pour ñëw def ci yeewu leen ci ginnaaw lay toog c'est-à-dire pendant tout le trajet Mariane du wax bu nit ñu tourné ndekete mu ngi ci ay wérdam ba pare wérdam doog a dugg ci yu mu war a dugg mooy qualité bu njëkk boo xamante ni marqué na ma ci moom nitu diine la woon bi ci topp mooy elle était dégourdie et professionnelle man bëri na ci ay production yoo xamante ni su ma ko daan def buñ ma nee telle date wala tel jour war ngaa def telle ou telle émission moom laay njëkkoo moom ak Mamadou Ndiaye allo Mariane écoute je dois faire telle ou telle chose donc defaral ma reportage sur lii defaral ma lii daan naa ko dénk ay lu toll ci 5 reportages pour benn jour lépp la may defaral tegal ma ko ci boîte. waaw xanaa lu metti rek nee na metti na trop donc ku toll ni Mariane mën naa ne kër gu mu génn nit mënu ko bañ a yëg donc nekkoon na déjà rakk si ñun donc mu nekkoon koo xam ne aussi suñu wéttal la donc ñoo bokk ndey ak baay suñu frères yi yëpp ñu ngi fi mais defe naa daal Mariane bi mu fi jógee ba léegi wéetaay la fi bàyyi ndax metti na trop nga am rakk déjà mu nekk sa xarit nekk sa wéttal nekk sa complice tey ku mel noonu bu dëddoo faaw mu def effet ci yow donc loolu daal laa ne nit mënul expliquer lu mel noonu ba tax na yàlla rek lañ koy bàyyeel donc ñëw na daal def fi passage bu bref mais dañ ne sant yàlla daal ndax ma ne nga bokk ak nit donc bu jaar bu jàll bu gàtt mu jóge fi kenn merew ko kenn jéppiwu ko donc mu nekk fi nekkaay bu rafet dundam gàtt na am na solo mais daal jóge bi mu fi jógee mu nekkoon lu metti suñu xol diis ñu mais dañu delloo lépp ci yàlla xam ne moom moo ñu ko joxoon ana bi mu ko joxoon bi ñu koy jox aussi tàgguwuñu donc buy jël aussi du yëgle donc noonu lañ ko jëlee rek lépp ànd ak philosophie ak taalibe xam ne borom bi moom yëfam donc ku moom yëfam nag buy jël du yëgle jëlee na ko ci presque anam bi mu ko neexee mais ñun aussi ñu santee ko borom bi ndax nee na nekkinam rafet na ndax âge bi mu amoon dundam gàtt na gàtt goo xam ne par exemple ak âge bi mu amoon yàlla def na jotul sëy jotul am takkandeer donc ku mel noonu bu fi jógee dina metti mais mënoon a def comme ni ay moroom di def nekk ci yeneen anam mais yàlla dimbali woon na ko daal ba teeloon na xam li ko fi indi ba tax na nekkinam jaar na fi ba jàll mais rafet na sante nañ ko yàlla bu baax mais ñu sante aussi suñuy waajur ndax nee naa Mariane ku ne boo ko xoolee sax yaram ak tegginam ngay njëkk a seetlu ci moom te loolu ay waajuram def ci moom la donc yàlla baaxee woon nañu waajur bu jigéen bu amoon dal bu amoon diine mais ku nangu woon sonn ci waajur si njabootam sante ko aussi suñu waajur bu góor parce que tey ji ki la sàkkal yaay ju baax defe naa kooku desaloo ko fay donc ñun dañuy delluwaat ngërëm li suñu pap ndax moo waral loolu yëpp si gàttal daal Mariane def na fi li mu fi waroon def mais góorgóorlu na li muy doon ndaw ba am ngërëmal waajur. ndaw soosu Diallo ci tudd gu mu doon tudd Cheikh Ibra te jotewut ak Cheikh Ibra dara du ci menn mbokkam moo xam ne mii ni laale na ak Cheikh Ibra ci lenn du ci wàllu bokk du ci taalibe du ci dara sa kàddu yooyu nga yëkkati nag dégtal ko ñu ngi koy xamal ni sëriñ bi ci boppam wax na ni moom daanaka moo bu maroon a toog di wax mooy wax moo tax mu yebal rakkam ji mu di ko waxal li ñu koy xamal nag mooy su fekkee bi nii soxla na ci bakkanam dara Cheikh Ibra moom na ko teg fi suuf ndax Cheikh Ibra du moroomam muy dox di këllëkëlee ak a wax lu ko neex kàccim yi muy kàcci na ko jëmale ca xaj Cheikh Ibra Fall doonul moroomam moo xam ni moom lay këllëkëlee duñu ko nangu nag nun ndax nun moom li nu xam mooy fas yéene jëflante ak moom rek suñu déggatee kàddu goo xam ne gi ni bàyyi ko na ci ndaw soo su jàlloo jëm si ci Cheikh Ibra Fall mu tudd ko ah dana gis lu ko naqari de noonu nag jekk nañu moom loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne dama ko ci doon sànni pour mu xam ni njabootu Cheikh Ibra Fall gépp jekk nañu ci
jëm si ci kawam ci bu ñu déggatee kaddu yu mu yëkkati jëmale ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall loolu daal lañ bëggoon soxna soosu Diallo xam loolu yi soxna si ba koy wax sax du soxna xaj boobu Diallo laa war a wax ndax du soxna day tedd doon nit ku yiw ñu door lay mën a tudde soxna waaye ku yiwul teddoo ab xaj rek nga asalaamaaleykum wa rahmatulah